RFM matin 7h40 ñu dalal sunu gan Babacar Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Babacar. yaa jiite kuréelu politique gi ñuy wax FDS Force démocratique du Sénégal waaye bokk itam ci geneenuk mbootaay gu ñuy wax aar lu ñu bokk tey wane boppam ci li nga xam ni mooy mbiru pétrole yeeg coow la ca am ak tuumay ger yi nga xam ni ñi ngi koy joxoon ñi kilifa. aar li ñu bokk mi nga xam ni semaine yi ñu génn yëpp mi ngi doon amal ay manifester ci mbeddu Ndakaar yi bu ci mujj samedi ci ngoon ci boulevard du Général de Gaulle am na ñu jàpp ni daal yëf yi dafa xaw a wàññeeku tuuti ci mbooloo ko xadar ndax nee ñu manifester samedi gi daal daa yaraax lu ko waral. maa ngi lay gërëm ci dalal bi nga ma dalal di nuyu askanu Sénégal wi nga xam ni ñoo ngi ñuy bàyyi xel man de jàppuma loolu li xew parce que ñi ni dafa yaraax dama bëgg ñu teg ko ci ay statistiques est-ce que ñoom dañu amoon statistique vendredi ba la ñu génn am statistique ku démb bu bërki démb bi li nga xamante ni gis naa ko mooy ci wàllu organisation gën nañu maîtriser suñu sujet li nga xam ni gis naa ko mooy ci wàllu discipline gis naa ni militants yi ñëwoon ak sénégalais yi ñëwoon bii ci boppam ñoo gën a discipliné li nga xamante ni gis naa ko mooy gis naa ni politique wàññeeku na ci bu baax ndax bële passé awoon na tuuti lu xawoon tuuti marqué gis naa ni bii citoyens yi lañ jox kàddu gi ñu wax gis naa ni ay experts yoo xam ne bokkuñu ci benn parti politique la ñu jox ñu daal di wax gis naa aussi ay junni nit yoo xamante ni ñëw nañ ci manifestation bi malgré stratégie de diversion bi nga xamante ni. préfet xayma ngay def itam yow it foo ko teg. waaye moo tax ma ne la gis naa ay junni nit loo xam ne man maa ko gis yoo xam ni ñëw nañu ci manifestation bi discours yi jox nañu société civile jox nañu citoyen kon man jàpp ne ay avancement laa gis beneen bi nga xamante ni gis naa ko ci ay avancement mooy préfet daf ñu doon bañal rassemblement tey jii mu nangul ñu ko lan moo xew semaine yi passé ak bërki démb. gis naa leneen loo xamante ni man gis naa ko mooy département yi région yi diaspora bi ñu ngi organiser wu teg ay cellules aar lu ñu bokk di xeex ba préfet yi nekk ci département yooyu may leen ko loolu gis naa ko muy avancement leneen gis naa ko ay parti politique yoo xam ne booba ba léegi dañoo xawoon a hésitant muy PDS ak réew mi te tey jii ñu ngi commencé di ñëw di bokk ci plateforme bi loolu ay avancement la ñu ngi structurer plateforme bi mi ngi dem un niveau international maintenant li wolof di wax nag. mais ñàkk mbooloo boobu xëy na yaa ngi koy bañ ne amul est-ce que ñàkk mbooloo boobu tey mën nañ ko comprendre que ne bëgg tamit chaque semaine nga woon nit ñi ay manifester day dem ba ñàkk xorom. mais pourquoi nga ni ñàkk mbooloo. attends mais préfet de Dakar daf ñu xañ suñu àq saboter suñu manifestation pendant plusieurs semaines waa nguur gi dem jël ay mouvement yu tekkiwul dara ñu doon def suñuy manifestation ajjuma ñu dem déposer. ajjuma boobu pour saboter suñu manifestation muy ñaar préfet bi bañal ñu suñu manifestation et préfet suñu bañalee suñu manifestation loo xam ni constitution moo ñu ko may le préfet devient lui-même le premier facteur de trouble à l'ordre public aar lu ñu bokk xeex tey jii ba préfet reculer ndax nekkul ci dëgg nekkul ci yoon loolu première victoire maanaam ajjuma la ñu doon def suñu manifestation ñoom ñu dem saboter dugal ay mouvement yu tekkiwul dara li may tuddee ay doxandéem parce que étranger doxandéem mooy sa pays jaar na la intérêt réew mi nga dem défendre ay intérêt Franck Timis ak benn nit loolu mooy doxandéem dëgg ci dëkk nga dëkk fa mais malgré tout ñu def suñu manifestation samedi ay junni sénégalais ñëw ngeen gis leen ay junni nit yi nga wax sànq ba léegi mais bien sûr ay junni lu tax mu yaraax kon junni yaraax amul dama leen y a de la discipline aujourd'hui ba passé désordre la woon amul woon organisation amuñu woon sax sono bu baax ab camion lu ñu jëloon aujourd'hui c'était mieux organisé gis ngeen ko y avait plus de discipline. Babacar ñun li ñu gis de foo sànni woon mbatt mu surux. dama la ni gis nga message yi nga xamante ni moo am bërki démb amul woon keroog ca loolu moo ëpp solo ca beneen bi nga xamante ni war ngeen koo jël mooy combat bi dafay tàmbali rek ce que j'ai dit nous lançons donc le début des marées de l'indignation ca marée de l'indignation yooyu ña nga Thiès marée de l'indignation yooyu ña nga Ziguinchor marée de l'indignation yooyu ña nga Saint-Louis ña nga Kaolack ña nga jëm banlieue ña nga Paris ña nga moom laay wax ni mere géej du ko tee gànnaax géej aar lu ñu bopp géej la ay gànnaaxam dina law ba ci tefesu géejawaay
samedi bii di ñëw incha allah àjjuma bii di ñëw ci askan wi dinañu génn. léegi yéen ñi tegaatee tuuma ak bëgg contrat yi leer ak itam seeni kàddu ba ngeen tàmbalee di wanewu ba léegi ci mbir mi est-ce que jàppaloon ni itam tegu leen ci loxo askan wi ay firnde yu leer ci ne ay léexoor am na ci mbiru contrat pétrolier yooyu. lu tey boo ma dégloo rek ma defal la benn démonstration man waxuma la Aliou Sall mais Macky Sall ci boppam bu fekkoon on est dans une situation normale on parlerait de haute trahison. C'est l'article 25 de notre constitution, Babacar. Alinéa 1 moo ni les ressources naturelles appartiennent au peuple. Premier élément. Deuxième élément de l'article boobu mu ni les ressources doivent être utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Troisième point bi ma ci ëppal solo mu ni ressources yooyu dañ ko war a gérer ci transparence est-ce que benn am na ci askan wee ko moom dañ ko war a utiliser pour njariñu askan wi dañ ko war a jàll saytu ci transparence benn amu ci loolu constitution pour un président de la république boo xam da ngaa waat ci sa askan ni da ngay défendre l'intégrité du territoire mais nga aussi défendre l'intégrité économique de notre pays président de la république boobu nan la mën a signer contrat boo xamante ni jox Frank Timis Kayar offshore Saint-Louis offshore 90% des parts Frank Timis fan la xëyal Sénégal fan la gontul Sénégal fan la guddeel Sénégal ban kaasu ndox la may Sénégal ba mën a am loolu Frank Timis. Frank Timis daa joxe xaalis pour ñu jox ko yëf yi itam. te booba gisaguñu dara moom daa jël risque loo ci mënti dégg nag. moom daa jël risque joxe milliards pour mën a xool ba xam pétrole mbaa gaz am na. jëlul benn risque Frank Timis mooy ku gagné ay milliards Frank Timis investirul un seul dollar au Sénégal benn dollar bu gën a néew Frank Timis investir ko Frank Timis bu investiree mooy salaire bi mu fay Aliou Sall. yow Babacar yow tamit. bu fekkee investir na mooy salaire bi mu fay Aliou Sall pour Aliou Sall frère président de la République jàppale ko mu am. signature baax na itam ñu waxante dëgg. bu ñu lay jox licence ngay def yu ni mel da ngay joxe xaalis ñu jox la koy jox. du noonu Babacar Frank Timis société bi kañ la judd le 19 janvier ñi signal ko le 17 loolu mos nga koo gis doom joo xamante ni tudd nañ ko ngente ko taaxuraan maye ci suba ga doom ji doog a judd loolu mos nga koo gis. loolu Macky wala Laye Wade. mais Macky Sall ba mu ñëwee ci boppam loolu daf ko fay fekk. mu def inspection générale d'État ni ko contrat bi baaxul ca Frank Timis waru koo gagné ndax le code pétrolier en son article 8 su fekkoon respecté nañ ko Frank Timis amul xam-xam bi amul alal ji li mu am mooy caay-caayu njuuj njaaj corruption ba mën ci jot boobu xam-xam la am boobu capacité la am baneen bi Frank Timis bi ñu ko joxee 90% des parts mu jël 30% des parts mu jaay ko BP 250 millions de dollars mais kon war nañ ñoo wax 250 millions de dollars yoo xam encaissé na ko comme léegi Frank Timis war nañoo wax 60% yi des. ko moom dara bu la neexee kay am nga ci droit sañ-sañ jaay. waaw mais loolu la def attends lan mooy problème bi. amul déglu ma investiroo un seul dollar au Sénégal xëyaloo fenn Sénégal. non bàyyil wax jooju loolu tamit xam nga. non man li may wax dama ko xam bu baax boo xamante wu ma quoi. Frank Timis investirul Babacar un seul dollar au Sénégal pour me gagner ñaari bloc yi ñu ko jox li mu investir mooy $25,000 yi mu doon fay Aliou Sall bu amee lu mu investir Sénégal loolu la investir léegi mu jël 30% yi nga xamante ni moom ci 90% mu jël 30% yi jaay ko BP 250 millions de dollars d'accord mu gagné ci royalties entre 10 et 15 millions. redevance yi quoi. redevance ci redevance kenn du ko fay un individu redevance état lañ koy fay ndax les ressources appartiennent c'est une escroquerie redevance kenn du ko fay individu beneen bi mooy nébuleuse bi mooy d'accord xam nañ lan la jaayee BP mais 60% yi des. da ko jaay Cosmos Energy mais lañ ñu wax ñaata la ko jaay Cosmos Energy lan la ci gagné royalties parallélisme des formes comme ñoom waxuñu ñu dara mën naa jàpp ni kon mënuñu jaayee lu gën a néew lu ñu jaayee BP kon 60% yi ci boppam ñoom jaayee nañ ko 500 millions mën nañ jàpp loolu ba keroog ñoom ñi génne preuve la ñu jaayee BP mën nañ jàpp ni royalties comme amoon nañ ci BP 10 à 15 millions donc de dollars
pendant 40 ans mën nañ jàpp ni royalties yooyu c'est entre compte 20 et 30%. léegi kon soo jëlee ñoom 30% yi ñu jox yi ñu jaay PP 60% yi nga xam ne jaay nañ ko Cosmos suñu bu ñu évaluer mën nañ jàpp ni Frank Timis déjà am na 750 millions yoo xam ne royalties bokk 750 millions di ñaata 438 milliards CFA 438 milliards je dis quel est le président de la République au monde bu ñu fal pour nga fal sa askan pour nga taxawu sa askan jàppale sa askan aar sa askan yiir sa askan aar yiir alalu askan nga signé contrat yu mel nii nañ ma wax ban pays au monde la am ci lii duñu wax haute trahison. Ce qui s'est passé au Sénégal c'est un génocide économique c'est un crime économique suñu nekkoon je dis génocide économique crime économique suñu nekkoon dans une situation normale dañuy enclencher une procédure de révocation du mandat. li xaw a gàkkal seen taxawaay mooy waxi politique yi ci laxasu. ban waxi politique. mooy li ngay wax boobaak léegi ci bi ñu tàmbalee waxtaan ba léegi di joxe ay chiffres ki. yow da nga bëgg a weddi chiffres yi Babacar. non dama ni xam nga ñëw ne Frank Timis joxewul dërëm jël licence yi xam nga xeetu wax yooyu ak naan Frank Timis diggam ak Cosmos nga xam ni sequl ak Cosmos koppar ci wàllu xam nga tam bu ñuy wax askan wi nañuy joxe nañuy wax dëgg itam. Babacar s'il vous plaît. man li may wax je dis bien attendez s'il vous plaît. su fekkee da ngay poser question da ngay poser question. su fekkee da nga bëgg a dingat booy wax itam su fekkee da nga bëgg a dingat li may wax booy wax itam lu yenewul maanaam. Babacar s'il vous plaît wareef la ci ñu jubbanti la wax leen ne bu ñuy wax nañ wax lu yenu maanaam. waa léegi yow wax ma Frank Timis léegi ñaata la investir Sénégal wax ma ko. mais ba dama ni dama ni xam nga mbir mi du maag yow dañu la invité di la laaj ngay tontu boo tontoo loo xam ni itam méngoowul ak li nga xam ni moo aw yoon wares na laa wax ni lii ngay wax jaaduwut. Babacar wax ma léegi yow dama la ni Frank Timis investirul $1 seul ñu jox ko suñuy bloc man loolu laa la wax dama ne yow wax ma ñaata la Frank Timis investir. léegi kay sa responsabilité bu dee loolu nga gëm. sa responsabilité amul benn problème. du lu ma gëm je dis damay wax teg ko fu wér. yow bu fekkee da nga xam lu Frank Timis investir da nga may wax yow ñaata la Frank Timis wax la investir wala je dis Frank Timis mooy koo xam ni jox nañ ko blog yi ca investirul $1 seul au Sénégal. exploration nan lañ nga mën a def exploration te doo investir xam ne fii pétrole mi ngi fii te investir ci dërëm loolu nu mën a nekkee. d'abord dama ne bi ñu koy jox blog yi Frank Timis ñi ngi créé seen société bi le 19 janvier Petro Asia ñu ngi ko créé le 6 mars signature bi ñu ngi ci jot le 17 fan nga gis doom ju ñuy ngénte joo xamante ni jamono bi ñu koy ngénte doom ju juddoogul ca loolu le rapport de l'IGE moo ko wax ñun waxuñu ko le rapport de l'IGE moo ni ñu jox Frank Timis bloc yi méngoowul ak yoon méngoowul ak suñu charte réew méngoowul ak le code pétrolier de 1998 ni muy doxe loolu le rapport de l'IGE moo ko génne maintenant su fekkee dafa am ñoo xam nañ lu Frank Timis joxe moment bi ñu koy jox bloc yooyu nañ ñu ko wax man loolu rek laa wax amul leneen moment bi ñu koy jox suñuy bloc en tout cas amul dara lu génn loo xam ne gis nañ ko loo xamante ni Frank Timis gagné na ko gisuñu ko loolu dong la maintenant je dis bien Frank Timis ci boppam c'est des questions que je me pose lan la xëyal Sénégal gontul ko fa ba muñ ko jox 90% des parts jox Petrosen 10% ñun nan lañ bañee suñu bopp jusqu'à ce niveau je dis autant de questions yoo xamante ni ñu ngi koy poser maintenant su xamee bu fekkee am na ñoo xam nañ ñaata la Frank Timis dugal bañ jox ko bloc yooyu nañ ñu ko wax. waroon ngeen xaar kon firnde yi ba noppi doo ko avancé seen i mbir waaye mi ngi noonu 7h54 sunu gan Babacar Diop bokk ci aar lu ñu bokk jiite parti politique bu ñuy wax FDS force démocratique du Sénégal beneen coow bu judd ci réew mi nag fan yi mooy coowal Oxfam aar lu ñu bokk waaye aar tamit li ñu jikkoo xëy na doon na seen yitte Oxfam mi ñu ni dafay def promotion góor jigéen bay waaj a dàq kenn ci ñu koy liggéeyal te kooku àndul ca loolu di Elimane Kane yow personnellement coow loolu lan moo ci sa position noo ko gisee. waaw ñaawlu ko d'abord y a problème mu góor jigéen ñi je pense que ñun suñu dëkk dafa am ay valeur dafa am cosaan yu ñu gëm dafa am loo xam moom lañ ñu mooñaale muy catholique muy musulman ak ku gëmul dara je pense que valeur yooyu
mënuñu nangu kenn nga jógee ca bitim réew nga ñëw ak sa programme nga ko fi dugal loolu benn la ci mbir mi. beneen bi ci nga xamante ni ci mbir mi la aussi foog ñu wax ko mooy Elimane dafa am un engagement citoyen sur la question du pétrole. je pense que ni kenn mënu ko bañ a. Oxfam loolu wax ci communiqué am ne boo gisee ma koy waaj a dàq dafa jël ay position ci coowal pétrole bi ngeen sumbandoo. waaw boo gisee loolu laay waxe harcèlement bi nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo bokk ci plateforme bi commencé nañ ko subir je pense que du dëgg du yoon parce que Elimane deful dara lu dul demander transparence et je pense que ni war na mën a demander transparence ci dëkkam je pense que askan wi war na ko sargal Sénégal sargal ko ñëpp jàppale ko ci boppam li nga xamante ni moom la Oxfam bëgg a def teguwul ci yoon. parce que Oxfam nee na seen i sart ñoom mayewul nga nekk ci biir ba pare di wax yenn yeeg jël yenn position yi sans pour autant mu nekk loo xam te ne ñoom ñoo la ci jox ndigal. xanaa tey la ko mayewul Elimane mi ngi liggéey foofu depuis 2013 Elimane am na yeneen engagement citoyen am na ko fi ci constitution bi am na ko fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen xanaa tey la ko xanaa Oxfam moom kon dañoo changer programme wala dañoo changer. yéen it Oxfam bi ko nguur gi nangul kayit gi mu ko joxoon ngir mu yëngu Sénégal yéen a taxawoon itam di naan nguur gi li muy def jaaduwul tey jii nag yëf yi wëlbatiku na. non xam nga lu am solo lu jaaduwul képp ku ko mënti def mënul tax mu jaadu ak ku ko mënti def. ku def lu jaaduwul dañ la naan defoo lu jaaduwul bu ko nguur gi defee ñu def ko bu ko Oxfam defee aussi ñu wax ko je pense que li am solo mooy mooy Elimane li ko dal parce que engagement citoyen bi nga xamante ni moom la am ci aar lu ñu bokk waaye jàpp naa ni yooyu yëpp diversion la aar lu ñu bokk dina continuer comme combat ba li nga xam moom la ñu bëgg ci dëkk bi mooy justice ak maandute ak gestion transparente suñu alal yi nga xam ne mooy suñu pétrole boobu ñu am ci ndam lu rëy moo xam mu nekk ndamu askan. semaine bi normalement ngeen ni Géejawaay ngeen ni amalee seen doxu ñaxtu mooy yi ngeen doon amal fii ci taax ci Ndakaaru maanaam daal du ngeen bàyyi loola fii rek li ngeen bëgg amul daal maanaam ci wàllu tribunal ak ñoom seen yëf yi leer. loolu mun ñu ko bàyyi ndaxte Babacar boo xoolee mbir mi ngi amoon BBC mi ngi génne affaire am bi depuis le 4 juin. boobaag léegi ëpp na weer lan moo ci xew procureur de la république def na fi ay conférence de presse yoo xam xaw tuuti mu nuuru ay tànn bér boobaag léegi lu ci xew ay témoins la ñuy déglu les véritables concernés est-ce que déglu nañ leen Franck Timis est-ce que déglu nañ ko ci affaire bi Aliou Sall est-ce que déglu nañ ko Aly Ngouille Ndiaye est-ce que déglu nañ ko ñi nga xamante ni dañ leen a tuumaal kenn dégluwu leen ñuy déglu ay témoins mais je pense que ni lii su continuer témoins yi ci boppam bu ñu amee fulla ak fayda ci boppam jàpp naa ni bu ñu leen convoqué ti defuñu fa dara kon jarul ñuy wuy ji parce que ñi nga xam dañ leen war a déglu ci boppam procureur daf leen war a déglu yoon dal ci seen kaw. mais yoon tamit xam leen liggéey yoon gaawul yéen sax ngeen yoon def liggéeyam yoon bu commencé def liggéeyam tey ngeen a xaar mais di manifester chaque fois est-ce que jar na ko dëggantaan moo ngeen toog xaar bu ngeen gisul lu tey seen xel ngeen ñaxtu mais. yoon ci boppam mën ngeen xaar yoon. saa su bëggee lëndamal xel ni yoon gaawul. yoon ba mu bëggee gaaw ci yëfi Khalifa Sall da caa gaaw lijjanti ko tëj ko condamné ko jël dossier bi damm caabi ji dañu kay Khalifa Sall bokkut ak Aliou Sall. ministre d'État Mbaye Ndiaye démb ci RFM ci émission Grand Jury nee na nguur gi dafa war a aaye li ngeen di def bloqué dëkk bi di manifester nee na dafa ëpp lu ëpp tuur. heureusement moom mayuñu suñu sañ-sañ boobu Macky Sall mayuñu ko constitution moo ñu ko may te constitution moo ëpp doole Macky Sall. moo ëpp doole Mbaye Ndiaye moom constitution dafa am benn boroom xam-xam bu mag dafa wax ni lorsque l'État ne respecte plus les droits de ses concitoyens maintenant État bu respecté wul constitution droit yi nga xamante ne ay citoyens am na ko État booba moo nekk trouble à l'ordre public gis nga bu trouble à l'ordre public amee ci dëkk bi yëngu-yëngu am ci dëkk bi du ñi nga xam dañoo bëgg transparence du ñi nga xam dañuy xeex corruption ñoo ko indi trouble à l'ordre public ñu ko am mooy ñi nga xam sàmmoowuñu ak yoon sàmmoowuñu ak constitution bi sàmmoowuñu ak loi réew mi ba manifestation bu fi amee ñi daal di koy tere ñi nga xamante ni ñoo fi indi trouble à l'ordre public ñi nga xam dañuy jël alalu askan wi saaxee ko séddoo ko li ci des ñu tay la ko tubaab yi ñooñu ñoo fi indi trouble à l'ordre public ñi fi indi trouble à l'ordre public ñi nga xam dañu jël justice xeexee ko ay seeni naataangoo jël Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi ñooñu ñoo indi trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public su amee mooy ñi nga xam dañuy def injustice ci dëkk bi ñooñu ñoo fi indi trouble à l'ordre public la l'égalité n'a jamais produit une guerre dans un pays lii produire guerre ci dëkk violence ci dëkk mooy ak njubadi mooy ak jaay doole ci boppam ci loolu ci la Macky Sall nekk. jërëjëf Babacar Diop jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaa ngeen jëf mbokk yi yéen ñu topp ci 6 heures ak léegi ci RFM ak TFM ci RFM matin yéen doog jàmm.